juróom-ñetti waxtu ci Sen TV Zik FM Sen TV l'officiel Facebook wala YouTube mu mel ni kon bi la jotaay xibaar la ca gën a fës moo di jafe-jafe yi ñuy jànkonteel ci wàllum gaz bi bouteille bu 12 kilo bi gis ko ci boutique yi jafe na lool loolee nag njiite leeral askan wi kam sa joxoñ baaraam du kenn ku dul jëwriñ ñu dénk wàllum pétrole beex gaz bi ne dafa gis ne xemmemteefam du lenn lu dul fexe ba waa Total kër googee moom rek ñu ngalloo wàllum jaay gaz bu 12 kilo bi te loolee du fi amee moom njiite leeral askan wi yëkkati ci ay kàddu dinañ ko teewlu ci bii la jotaayu xibaar gën ko ñàkk bii la yoon du gaz bi waaye ñàkkum ndox la ñu nemmeeku ko sa ñaari tali ak benn tali muñ ba seen muñu kaay yegg si dëj dëpp gi tax askan wàcc ci mbedd mi yenu seen i loxo di yuuxuk wàllu ndax nee nañu mat na ay weer ñuy dund jafe-jafe gu ni mel kon nag nañu leen gestu daañu tali it sa ci ki commune bu Diass askan wa ñoom nag dañu amal doxub ñaxtu la ñuy ñaxtu nag du lenn lu dul gàllankoor ya nga xam ne kër yi di layus ak Dangote produit chimique yi nga xam ne ñu ngi koy jëfandikoo ñàkkum kaaraange ak ñàkkum wér-gu-yaram nga mi dotti ci askan wa looloo sabab ñu wàccoon sa mbedd ya doon ca yëglu reportage yu koor gi dañuy wutali sa réewum États-Unis foofee nga xam ne sa Atlanta sénégalais ya fa nekk anam nga nuy rek maanaam dogee seen koor restaurant yi la ñuy wutali restaurant yi ci boppam soppi seen ak doxin ngir fekk ji jullit yi ci yenn place sénégalais yi nga xam ne dañ ko fay faral di togg ngir nag jàppale leen ko ci wàllu koor gi ngir ñu doog tàggat yaram bu ñu sa tolloo Pape Mante moom lañ si àndal fës kenn kon daal keppel yéen kay xëy dëxa ñax la Ahmed Aidara ngeen taaxirlu ñu wàcc si tali bi saytu dembeex dikk bi ànd ak Yacine Seck. Voici Trafic News. dañu si àndaat ak Papa Alé Cissé ana foo nekk. Voilà, merci beaucoup Yacine di wax ne rek yéex na lool pour ce qui s'est passé ci pont bu Foire foofu la ça circule lentement surtout nag ñi nga xam ne ni ñoo bay ko tali bu bees jaare ko yëngu leen foofu la da ngeen di daje si ak woto yi nga xam ne ñoo bay ko Padoa yëg pont bi ba tax na ça circule en pas de Cambrion laata rek ngeen am accès si passerelle bu Foire wante nag bu ngeen dépassé passerelle boobule amatul complication mën ngeen di wéy seen circulation tranquille sur la VDN doore ko nag pont Sénégal Japon daal di wutali si Mathias Saint-Lazare foofu la yëpp ça circule tranquille dans les deux sens. Même situation aussi pour ceux qui souhaitent progresser sur les allées du Camp Pénal en provenance du côté rond-point Liberté daal di wutali fi nga xam ne moo nekk si presse foofu la yëpp mën ngeen di progresser tranquille sans aucune difficulté Yacine Seck. C'était Trafic News. ba ci kanam Papa Alé Cissé Mame Mbaye Ndiaye wéyandir ni ñu koy defee rek yenn ci ay ponk si bi la jotaay xibaar dañu koy jikku fees que ne ko waxtaanee ànd Cheikh El Hadji Mouhamadou Mansour Diop ak Birahim Diadji Touré ñaari tali benn tali askan wa ci boppam jàmbat li du lenn lu dul ñàkkum ndox moo sabab ñu wàcc woon sa mbedd ma gannaaw ba ñu muñee ba seen muñu kaay yegg si de jëpp gi nee na ñu mat na ay weer ñuy dund lu mel te kenn gëstu leen sa ndoxi camion citerne ñu leen andil bëggatuñu ko gis saafara gu mat sëkk la ñu bëgg lu ko mooy rek bu ñu wàcc waatee si tali bi dana nuru leneen ñu ànd Cheikh Alassane Balde Modou Ndoye dëkk ci ñàkkum ndox ay weer a ngi nii askan ba yeewoo ca benn tali ak ñaari tali fii ci diwaanu Dakar di wéy di sàkku ndox ñoom ñooñee daal di manifester waat. faalewuñu depuis 3 ans ngi ni duñu am ndox askanu usine nag amuñu maire amuñu dara amuñu benn autorité buy taxaw duñu jàpp dañuy fanaane root ba 4 heures du matin. ñu ay yaay nga xamante ne dañoo sonn lool 4 heures du matin la ñuy yeewu ba pare da ngay fay pour root daal di fay pour un pousse-pousse bu la koy indil doo nelaw guddi gi. askan boobu ne tàyyi nañu damm nañu ci camion citerne yi ndax amalu leen njëriñ. trop c'est trop les citernes d'eau ils n'ont qu'à rester chez eux nous on veut de l'eau on paye nos impôts on paye des factures sinon nous faisons alerte tout camion qui pénétrera dans cette zone sans que nous puissions avoir de l'eau potable. manifeste bu ne mel nag ñoom ñu jàpp ne ab yëglu la jëmale ko ci autorités yi te xam nañ nag bu ñu deful dara rek daañu gën a teengal xeex bi ci fan ñuy dëmmal. laata ñuy sóobu si commentaire yi dañuy dem sa conki sil foofee it ñàkkum ndox la ñu fay jànkonteel askan wa nee na ñu dog-dog gi maanaam seen robinet ya la muy tëj sakkan na lool te facture yi bu sa dikk gën a cher moromam te nag ndox ma nga xam ne moom lañ leen ñu jox waa Aquarène di leen ko joxit qualité ba dafa desub yëngal rawatina ci weeru koor gi ñu nekk ndajam assemblée générale la ñu woote woon ngir yëkkati sa yooyu la jàmbat Oumar Djiba secrétaire général bu comité de suivi de l'eau foofee ay kàddoom ak Abdourahmane Diallo. mètre cube bi dafa cher ñun fii Thionck-Essyl ñooy gën a fay mètre cube que Ziguinchor par exemple laa joxe nii approvisionnement bi sax c'est pas régulier nii boo demee wax biir bi doo fekk ndox généralement ndox bi 11h lay ñëw 13h 14h dem na ba demain encore kenn mënul expliquer loolu lu tax loolu. ensuite qualité ndox bi boo ko tijjee pour la première fois nga doo comprendre sa lu xew yenn saa day xonk cur yenn saa mu wax tal kenn du xam naka la
ndox bi dafa am xet boo xam ni boo koy naan sax ci saa da ngay sentir odeur bi na Aquarène jël bagage am jógee Thionck-Essyl na gën a loo xam ne mu set wécc ci gestion ndox Thionck-Essyl loolu la gars yi tënk population loolu la ñu wax. mu ngoog El Hadj Mouhamadou Mansour maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay. ni ñu ko nemmee ko sa Thionck-Essyl fii ci diwaanu Ndakaaru benn tali ñaari tali ñàkkum ndox la ñu fi jàmbat mu mel ni kon ndox mi kon fu mu nekk ni de taw bu góor la. taw bu góor la loolu la kilifa yi la neex maam sànq maa ngi déglu ci biir explication yi techniquement Siré mu ngi wax ci wàllu nappe phréatique Sénégal amuñu problème boobu amuñu problème nappe phréatique Sénégal am na ndox néew na di nga sori lool pour gas lu ma ëpp 20 mètres te amoo ndox 20 mètres nag bu ñu koy wax ci am réew pour nga am ndox réew moom amul jafe-jafe ndox donc laneen la manque de volonté la ak Sénégal gu ñàkk a protéger aw askanam ci buy signé ay contrat dañuy fàttaliwaat rek contrat bi boole Sénégal ak Sen'Eau ñett tomb mooy tomb principal yi nga xam moom la Serigne Mbaye Thiam annoncé bi ñuy signé contrat bi te tubaab jigéen bi son ndoketam boobu ba ma naan kii góobu ma ko ndax ñëw di signé contrat solub ndoket te du sa cosaan effectivement moo tax dama jàppoon ñetti points yi bu njëkk bi mooy ndox mi am quantité bi ci des mooy ndox mi am qualité muy ñaar ñetteel bi mooy ñu wàññi facturation bi waaye yéen Sénégalais yi ñi seetaan ñiy consommer ndox ndax yéen remarque ngeen ñett yooyu mooy ñetti base yu fondamentaux yu gën a wóor ci contrat bi boole woon Sénégal ak Sen'Eau ndox mu am qualité quantité ndox muy ndox mu sakkan boole ci wàññi facturation yi facture wàññeekuwul ndox mi xam ngeen ni amul qualité ndax moom bu doyul du am qualité ñetteel bi xam ngeen ni bu amoon quantité nag du ñu def manifestation léegi nag comme waa Sen'Eau li mu waxoon defu ko waaye waa Hydro-Québec ñoo ëppoon doole ci wàllu énergie ba ñu ñàkk a samante seen ay kàddu jamono Abdou Diouf bi Abdoulaye Wade ñëwee dafa dagg contrat ba ñaata contrat lañ fi dagg kenn mënu ko jeexal mais lan moo tax nguur gi ñu nekk nii duñ dagg contrat français lan moo tax nguuru Sénégal amuñu pouvoir dagg ay contrat kenn da lañ fi jotoon dagg contrat mooy ki doon defar suñu visa biométrique yi te gis nga li ñu ko fay tepp dañ ko dàmp tubaarkàlla doy na waar léegi yooyu boo ko dajalee da nga naan Sénégal la moo tax buy signé contrat du tenir compte ci bu fekkee ki muy signé le contrat respecté wul engagement mu mën a dagg contrat bi Sen'Eau mënta lay mënta expliquer dëkk bi fii dafa am montagne fii dafa wàcc loolu ay waxu caaxaan la te ñu leeral ñu itam milliards yi ñu jotoon dugal ci ndoxum Wakaam mii ñu ne woon ci géej gi dañuy dindi xorom si ñu renforcer ko ndox mi projet bu ay milliards yu bëri dugg la ah boo duggee ci boo demee delluwaatal ci remonter information yi ay milliards yu bëree la ñu annoncé woon ci projet boobu ñàkkum ndox mi Sénégal di jànkuwante ñoom ñoo ko tey maa ngi dégg ngay annoncé wàlle gestion ndox mi en même temps ci kaw gi foofu la gën a méttee foofu sax la gën a yéese laa la wax nii que taax yi mën nañoo manifester kaw gi mën nañoo manifester parce que duñu gis média bu ko jàllalee alors que foofu ñu ngi dagg seen bopp ci façon bu kenn mus a gis ndax canadiens yooyu nga xam ni xamuñu ñoom itam kuy seen bàjjen Sénégal ñoo fekk lépp baax ñu jël exploitation bi ak distribution bi ak fayeeku bi te joxuñu askan wi ndox mu baax c'est compliqué. Birame yaa ngi koy expliqué sànq ñàkkum ndox mi waaye jëfandiku yi nag maanaam les consommateurs. association de consommateurs xanaa ñoom gisuñu jafe-jafe yi nga xam ne waaye jëfandiku yi ñu ngi koy jànkonteel. mais gis nañ ko am na ñoo xam ne ñoom ñu ngi koy dund mais xam nga li ma doon wax sànq en français am na réew foo xam ne boo fa tolloo wàllu ñàkkum ndox wala ñàkkum courant sax mën nañu. imaginer peut-être dafa am benn structure wala yenn ci ay bërëb yoo xam ne da nga am difficulté mais wàlluk ñàkkum ndox parce que tu as quand même l'organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal tu as l'OMVG qui est là tu as yu dul jeex yoo xam ne ñu ngi fi mais man fi ma bëgg a appesantir peut-être ci wolof fi c'est plus ñi nekk ci kaw gi am ay ASUFOR la ñu yore woon mais association yoo xam ne dañ doon yore lépp lu jëm ci wàllu gestion des forages ruraux daanaka ñu jëlee ko ci seen loxo jox ko ay nasaraan ay tubaab pour ñu gérer ko ñu gën a am problème alors que daan nañ daan toog ay at yoo xamee ni du ñu am problème ndox am na ñoo xam ne dañu génne seen xaalis ne ni forage bi yàqu na dañ ciy dugal suñu loxo pour defar forage bi xaaruñu Aquatech ne non ñun ñoo yore gestion forage boobu ñun ñoo koy defar mais ñu toog ay weer du ñu jot ndox lan lay def peut-être di jéggaani di dem ay kilomètres pour mën a am ndox alors que am nañu forage bu nekk sur place c'est valable partout dans le monde rural gis nga gestion de l'eau gestion de l'électricité mais rawatina de l'eau nguur gi foog mu ubbi bëtam xool ko
càmbar ko ni ñuy defee gestion structure hospitalière wala yeneen ak yeneen parce que y a un véritable problème mais surtout maguy bi dafa bëri rawatina ci biir kaw gi. sa conke sil ñoom nag entreprise ba ñu joxoñ baaraam ne ñoom ñoo tax ñu am jafe-jafe yooyu ñoom la ñu andi ni ay leeral moo di seen benn machine moo paan moo tax ñu am ay jafe-jafe ci séddatlem ndox mi ñu àddu jëmale ci secrétaire général bu kuréelu syndicat bi ëmb routier yu Sénégal nee na ñu nag laata ñuy wax ak ndàmpaay faw ñu def ak taxaw seetlu rawatina ci jafe-jafe yi nga xam ne jànkoonteel nañu ko ci mbas mi ndax bëri na si ñoom ñu nga xam ne nii seenub liggéey doxe nañ ko fa ñàkk góor a xumma moom mi nga xam ne moo yor seen kàddu ba noppi nekk si nam njiit jot na saa yëkkati ay kàddu si ab ndajem assemblée générale ñu teewlu ko Alassane Balde. mu nekk lu métti ñu bari ñàkk nañ seen liggéey ñi doon liggéey seen liggéey dafa wàññeeku bu baax a baax ndax Covid bi dafa piétiner économie bu Sénégal te économie bu Sénégal bu amee torof rek forcément dafay ñëw ci entreprise yi te lu la entreprise rek dafay laal travailleurs yi ak travailleurs yi loolu moo waral léegi wax nga ma ko ne nu ci gëdaar dama ne la pour état mën a def ay pexe ca loola il faut que ñu évaluation mënul nekk tant que laajuñu patronat bi tant que laajuñu travailleurs yi ñu xool la ñu manqué te lu bari lay doon ñu mën a leen a dimbale mais mënuñoo rek na dañuy dimbale te xamuñu mesuré wuñu impact. tolluwaay mbas mi ci àdduna bi wërngël képp 3 millions ci ay doomu aadama jàppale ne wala sax lu ko ëpp ñoom la jàngoroy coronavirus gi daal di yóbbu bu ñu sukkandikoo ci ak xayma gannaaw nag ba mbas mi dooree sa réewum Chine atum 2019 mu mel ni AFP kër googe moo def bilan ba ni ki ci gaaw bi mu mel ni dañoo gis ne bëri na ci ay mbas yu nga xam ne jot na fee jaar ba noppi moom coronavirus gi la mu faat moom mu ëpp fuuf su weesoo grippe espagnole bi ak jàngoroy sida gi dikkat fi ci réewum Sénégal sa Mbuur ci kii mi ngi féete ci commune bu Diass foofee askan wa it si mbedd mi la ñu wàcc woon ngir nag ñaxtu la leen ñaxtu moo di entreprise yi di kër yi nga xam ne moo di layu sax Dangote yenn produits chimiques yi ñu jëfandikoo dafay dotti ak ñàkkum wér-gu-yaram ci askan wa loolee moo leen métti Alioune Badara Sonko ci ay leeral. ci ab marché pacifique bi nga xamante ne moom lañ amal askanu ci ki ñoom nag dañoo takk ay brassard rouge ngir fësal seen naqar ci ñaari sociétés yi nga xamante ne ñoom jàpp nañ ni lépp lu leen métti daal ñoo leen ko teg muy Layus ak Dangote. cohabitation boobu nag franchement li muy causé ci dégâts ci wàllum poussière dafa bari te poussière képp ku ko xam ne poussière àndut ak dara kon donc ñi ngi attirer l'opinion nationale ci problématique ci gi. maire dëkk bi gannaaw bañ ko interpellé ci biile marche moom nag li mu xamle mooy ànd nag population yi ci lu ñu wax mu koy dëggal waaye am na réunion bi mu wootee daar ca talaata ji bi nga xamante ne dana ko sekk ak ñaari entreprise yi ci teewaayu sous-préfet bu Sindia. xamal leen ne lii nga xam ne moo leen metti man maa ngi koy partagé ak yéen loolu nag maa ngi ciy jëf jéego yu am solo ak le représentant de l'État mooy le sous-préfet. d'ailleurs sax moom ci boppam am na ndaje boo xam ne bi ci talaata bii di ñëw war naa ko def ak sous-préfet ak Dangote ak Ciments du Sahel pour ñu gën a waxtaan xool loolu nan lañ mën a def ba saafara ko. askanu ci ki nag du guléet lañ tàmbalee artu ci xëpp bi nga xamante ne ñaari société yi dañ leen di xëpp seen ay produits chimiques loolu nag mu am ay njeexantal yu doy waar ci seen wàllu wér-gu-yaram rawatina sëqat gu bëri waaye nag depuis boobu ba léegi amuñu ci benn solution. Adja ji de sa commune la sa Diass Dangote Layus produit yi ñuy jëfandikoo askan wa nee na yenn saa yi dañ leen di andil ay gàllankoor respecté wu ñu norme environnementale bi. mënuñu ko respecté parce que xam nga Dangote ak Sahel bu leen neexoon balaa am 2 mois foofu yëpp nekk tali. intéressé wu leen. te ñoom li ñuy kaas mooy poussière bu bëri baak ni ñuy exploité mii ni ñu fay taal ak yooyu loolu ñi dëkk gox boobu yëpp xam nañu ko. yëngal kër yi. mais bu fekkoonte woon ni dafa yem ci ni ñuy taalee miin yi sax mun nañ ko supporter xëy na ñoom waa ci ki doo nga ñoo yuuxu mais am na beneen côté bu gën a exposé wu diggante Sindia ak Diass boo awee ci tali boobu noonu pareil yépp noonu la mel foofu tali ba fa nekk li muy bon moo tane ci kii xam nga Dangote bu ñu la nee benn tali bu 4 kilomètres moo tax askan wi di kaas parce que dañu fay jaar yëkkati poussière bu mujj askan wi yëpp feebar te amul benn réaction ba askan wi def manifestation dafay wane juste ni ñuy ñàkk dara jaale ni ñuy ñàkk fullaale askan wi nga xam ni ñoo nekk ci Sénégal surtout ñu dëkk ci dëkkaan yooyu tey maire bi mu ngi wax ni dina seq daje ak sous-préfet ak waa Dangote xëy na solution mën ci am du am solution parce que ñooñu dañuy traiter directement ak état
fu ñuy traité directement ak état pouvoir décentralisé yi dafa am doole mën nañoo ñaan nag mën nañu demander mais exiger leen pour ñu def tali état dong moo ko mën est-ce que état bi nag dina veiller dina bàyyi xel ci loolu est-ce que dina leen génnee ko ci wàll boobu loolu question la. mais ñoom ñoo ko tey te xam nañu ni mënut a def jeexeetal bu baax ci santé askan wi mais mën nañ ko tali parce que ay kilomètres yu tuuti la mais mooy li ma doon sànq ci wàllu ndox mi toujours suñu kilifa yi bu ñu signé yenn ci ay contrat duñu tenir compte duñu bàyyi xel souffrance su askan wi pourtant Popenguine dañ ko tali ba biir Popenguine de. dañ ko tali ba ci biir palais ba de parce que autorités yi ñoo ko moom pourtant Popenguine ak Cikki benn la pourtant Cikki dem Tubaab Jalaaw benn la Cikki dem Yeen benn la Cikki dem Popenguine ba génn si Sindia benn la mais fullaaluñu leen parce que foofu ay xeer la ñoom usines yi ñoo ko mën a exploiter te faale wuñu askanoo fa dëkk. dëkkandoo jàmb sa gën lan mooy waree fu benn entreprise bu ñëw sañse si biirab dëkk digganteem ak askan wa. xam nga dafa am lu ñuy woowee RSI responsabilité sociétale d'entreprise RSE. société bu mën a nekk ci gox ba may nekk dafa am ci code des collectivités territoriales ak ba ci acte 3 de la décentralisation gën na ko dëggal. mooy ni comme li Mansour wax état moo ko war a gérer. normalement ci kayit yi mairie ba nekk ca commune ba te nga xamee ne foofu la ñu implanté mu mairie ville wala lu mel noonu foofu la ñu implanté société bi am na sañ-sañu ci wàllu pourcentage u lii société bi di gagné ñu am li ñuy woowee responsabilité sociétale d'entreprise boo xamee ni li koy tax a jóg mooy defar ay poste de santé bu fekkee ne amu fa defar ay tali justement bu fekkee ne amu fa def la nga xamee ni mooy ñoom la ñuy gagné ci suufu askan boobu dina am lu ñuy delloo askan wi gis nañu ay société wala ay entreprise yu mag yoo xamee ni dañoo jël fenn def fa lenn ci wàlluk suuf tabaxal leen ay tali wala ñu tabaxal leen poste de santé wala case de santé indil leen ay ambulance ak yeneen loolu c'est peut-être la partie visible ci la ñu war a def mais am na lu bari loo xamee ni société buy gagné au pif 1000 milliards par année dugal ci commune bu mu nekk wala ville bu mu nekk lu mooy 1 milliard ça ne sert absolument à rien foofu nag normalement code des collectivités territoriales ba ci acte 3 décentralisation bi ñuy wax am nañu sañ-sañu wañ loxo boobu les sociétés pour ñu def li nga xam ne moom mooy seen wareef ci wàllu woowu mooy responsabilité sociétale d'entreprise boobu ndax société buy dem bay ubbi même xanaa xam ne sur le plan environnemental dafa am code des collectivités territoriales ba ci ni ngay sancee société dañ lay wax léegi dañ ko cee dugal ci clause boo xamee ni da nga war a aar environnement bi nga dendal wala bi nga nekk boo ko aarul am na ay sanctions yoo war a dal sa kaw parce que dañoo toll ci situation ci jamono joo xamee ni lépp lu nit di def dañ ciy sóoraale environnement ndax jeexital li nga xamee ni daf ko war a indi ëllëg donc ça je pense que nguur gi am nañu pour taxaw seetlu ci wàllu woowu parce que ni mu amee ci kii wala feneen am na yeneen i gox yoo xam ne waxaguñu waaye ñoom itamit ñu ngi ci ay jafe-jafe bari na si am na si kër yoo xam ne moom dañuy bàyyi ba tabaski ji ñëw ñu joxe leen ay xar délégué de quartier yooyu pour tëjee ko seen gémmiñ wala jënd ay kay mais demal fii nu ñu koy woowee ci mbaaw am na usine boo xamee lan la ñuy defar mooy der la ñuy soppi pour def deru xar yi ñuy jël ci tabaski bi mais ña fa dëkk ña ngay bëgg a dee am na ñoo xam ne jën bi bu bon bi la ñuy transformé ci yenn usines yi ci biir dëkkuwaay yi mais ñu nga fay dëkk ca Petit Mbaaw ñu ngi bëgg a dee ndax lan da nga absenté usine boobu nga wax noonu da nga absenté semaine bi passé dafa sukkandiku ci corona bi licencié sénégalais fi nekk yëpp maa ngi koy commenté fii nii ak ni mu nangoo marché boobu état bi defal ko benn bakkan fegoo muy def lu ko neex acca ñu àddu jëmale ci njaayum gaz bi bu 12 kilo bi mu mel ni umpul kenn gis ko ci marché bi jafe na lool rawatina ci boutique yi ñi ne kon pénurie la dafa manqué am ñu jàpp ni kon dañu ko sabab la ñu ko sababee nag du lenn lu dul jëwriñ bi nga xam ne moom la ñu dénk wàllum pétrole bee gaz bi moo am xemmemteefu jël njënd meex njaay mi jox ko waa Total loolee ci boppam la njiital leeral askan wi ne mukk du ca dal Omar Faye li moo day kàddoom mais li xew dafa jéggi dayoo benn sénégalais mënu ko nangu ci décision bi nga xamante ni ne moom la ministère du pétrole jël et de l'énergie jël commercialisation jaayu bouteille gaz yu 12 kilos bi ne yow Total yow kese léegi ci réew mi yow yaa am droit di ko jaay au détriment de sénégalais yi nga xamante ni ne dañu amoon ay centre de remplissage daan jaay comme Total ñu ne leen yéen bu leen jaayati léegi maintenant Total kese mooy jaay te teguñu ko fenn boo ñëwee ci gaz bi Total la nga dem ci pétrole bi Total la nga ñëw ci station yi gën a baax ci réew mi fi ñuy gën a implanté wu ñu jox ko Total mais xanaa sénégalais yi mënuñu ko nañu def loolu
Puma à gaz Touba Oil et tant d'autres ñu ne yéen bu leen jaayati léegi Total rek kay jaay prétexte lan la ne woy émetti fi amoon li ministre du commerce wax amul c'est faux dafa ba ñu bëgg nax nit ñi waaye nit ñi nag loolu aussi mënuñu ko nangu dañu bëgg nag immédiatement ministre bi nga xamante ni ne mooy ministre de l'énergie ou du pétrole mu régler problème bi ni mu gën a gaawee circulaire bi li ci nekk dara baaxul. Elage coowal gaz bi ci réew mi 12 kilos beex Total bari na loolu de. mais Omar Faye li mu wax nii Sénégalais yëpp xam nañu ko. xam nañu ni bi ñu naan marché bi dafa am ay bouteilles yoo xam dañu neutre. mais dañuy bluff nit ñi gaz wax naa ko fi sànq gaz semaine bi passé gaz maam du suuf sooy téye wala ndox nekkul lu palpable. kenn mënu koo téye fenn am sañ-sañu di ko def ci ay bouteilles pour di ko jaay Sénégal te amul foo sukkandiku dafa am ñu am sañ-sañu di recharger gaz yooyu. ñooñu ay doomu Sénégal lañ. dañuy xamtikaay bi ñuy def seen ay bouteilles demoon nañu Sénégal ba xam ni daanaka gaz nekkatul sax ñu bind ci Touba gaz wala ñu bind ci leen mais couleur rek daf doon définir ñu xam fan la gaz bi dëkk bu xonqee xam nañu loolu Maam Jaara la bu vertee xam nañu Touba gaz la bu bulawee xam nañu Kanel la identification bu leer nañ pourtant Total couleur lob bu Maam Jaara la yor ñoo xaw a yem couleur ñoom ñaar kan mooy déranger sa morom dafa ay question yoo xamante ni waxu caaxaan la yooyu nga xam ni ay lobb Maam Jaara ak yooyu bu ñu nee dañuy génn te amuñu étiquette te ñu leen doon xàmmee couleur gaz bi la ñu bëgg a ndayale kenn comme ni ko Omar Faye dénoncé parce que ñaar dafa am ci posé naa ko wax naa ko semaine bi passé parce que ki yor commerce intérieur ak boo demee sur le marché li fa am du benn parce que kooku li mu wax ni moom moo sabab gaz bi manqué ak boo demee ci marché bi li sabab gaz bi manqué dafa différencier ba ma posé question Mouhamed Diop man ko lan moo tax ñaari kilifa seen kàddu wax lan moo tax circulaire bi bàyyi ko ci ministère bi ak li Diallo wax nekkul benn donc boo ko dajalee li Omar Faye wax dafay jafe weddi mënuñu nag lépp loo xam ni Sénégal yi dañ ci doon fortaatu di ci taxawal ay entreprise wala mu xeetu ci wàllu pétrole yu jël ko jox ko xonq noppi du question siis wala racisme autre chose dépp yeesu nañu foofu mais dañu ni comme marché bi yaatu na ku ne mën na ci dóor waar bu ñu jël privilège yëpp jox ko étranger yi pour sonal yeneen sénégalais te buñ ko waxee xam nañ ci dara parce que at yi weesu am na ñu dund jafe-jafe yu mel noonu ak léegi yenn ci seeni ay station ñeel ñenn am ay partenariat yu xaw a tegu ci weñ loxo mais yooyu buñ ci yeggee nag dafay egg ci kër nga sénégalais consommateur bi soxla gaz gis ko la bëgg mais denc gaz bi ba noppi manquil ko pour tam ñeneen ñi pour ñu nangu yeneen bouteilles yi ñu naan amuñu xamtikaay après d'ici 2-3 mois wala ci Korité gi Sénégal yi commencé souffrir ñu jàppandalal kenn dong muy génne gaz di 12 ak 9 kilos di ko jaay loolu bu ci benn sénégalais ànd sénégalais bi consommateur bi moom lu mu gis jël la xam te demeewul noonu dañuy wax di dénoncer gestion bu bon bi Bakar Fegol étranger bi détruire sénégalais bi. jaajëf le député du peuple. Birahim. Mambay gaz 12,5 kilos yi ñuy wax. boo xoolee pourcentage yu sénégalais yi koy jënd dafa néew. peut-être entre 4 à 5% lay doon ci ensemble consommateurs yi mais fii coow li nekk mooy le ministre wala direction commerce ministre bi ci boppam moom moo génne circulaire donte da ko signalé pour wax ni dafa am ñoo xam ne dañuy jël gaz bu amewul xàmmeekaay di ko jaay te loolu question danger la mën na nekk. bu dee côté danger bi li ñuy wax mais nañu ko prouver un Sénégalais comme Omar Faye substitué wu ci association des consommateurs ak yu ni mel parce que ñooñu déggatuñu leen ci coow yu dul jeex. SOS consommateur beaucoup de respect pour cette structure. ak beneen structure bu nu mu tuddati ñooñu yore wàllu Ascosen di xeex pour consommateurs yi lii mooy seen combat. seen combat mooy ñàkkum ndox mi seen combat mooy wàllu gaz bi ñuy wax wàllu pénurie seen combat mooy électricité bañ a àgg ci yenn bërëb bi seen combat li taxoon ñu jëloon ko mooy fexe ba aar askan wi ci lépp loo xamee ni mën na koy ndil gàllankoor wala mu doon loo xamee du doon lu ko arrangé xam nga tey ñu ngi naan ministre de la santé dina am ay actions yu muy def parce que képp ku laalee ci wàllu faux médicament dañ la tëj wala en tout cas dañ teg ay sanctions ci yow mais depuis quand est-ce que ça fait combien d'années ñuy wax wàllu la wër kër sëriñ bi fii ci Colobane ci Dakar je veux dire ñuy jaay ay médicaments yoo xam ne jógewul ci officine wala duggul ci officine muy pharmacie ñi ko war a jaay am
possibilité jaay ko est-ce que mës nañ ci dindi dara non donc bu fekkee dañuy wax naa ne dinañu jàpp nii wala dinañu teg ay sanctions diw ak diw mais day fekk à côté def nga li nga war a def ci yenn ci bërëb yoo xamee ni bien reconnu au Sénégal pas seulement fii ci Dakar ak feneen foo xamee ne ña ngi fay def loo xamee ni amuñu sañ-sañu def ko te kenn amul sañ-sañu wax ko la réalité elle est là wàllu gaz bi nag am na ñoo xam ne dañuy def lu leen neex te kenn amul sañ-sañu wax ko mooy jëm ci wàllu médicament am na ñuy def lu leen neex te kenn amul sañ-sañu wax ko. loolu am na ñu wutali sa réewum États-Unis reportage yu koor gi foofu la ñu koy amalee tey jii sénégalais ya fa nekk nan la ñuy dundee koor gi dog bu jotee ani fan la ñuy dem tontu li yaa xam Mohamed Seydi. restaurant familial bu sénégalais yi taamu ci biir Atlanta ci Bamba Cuisine comme fépp ndax koor gi. dañoo andi yu yees ci seeni ay menu. lenn rek la ñu dolli mooy comme fondé bi ñuy defar fii parce que des fois client yi dañ la koy proposé loolu moom suñu baax la dañu defar jus de bissap jinjeer ak buy caagri defar ay beignet def ay coupé ay petits pois. mbooloo mi it ak yeneen soxna si xamuñu ni yokku na. weeru ko sax da nga war a wàññi mais gëm naa ne. mënuñu ko yokk daal même prix la ñuy def sénégalais yi day yokk américains yi dañuy yokk parce que américains yi tamit am na ay jullit américains yi léegi ñoom ñoo gën a bëgg sax suñu lekk donc dañuy gën a visite ay 9h 10h ba heure ndogu passé bu tuuti ñu doog a mën a dog foofu daal la nekkee heure ndogu. dañuy sax guddee tëj ndax jaay mu yokk mi soxna si gis ni nag lépp xewal la ci biile restaurant bi ñu fi samp ay ati at. ñaareel pàcc bi la jotaay xibaar tàggat yaram lay doon. bàkk ba ji Pape Mante Mbow daal di teew man kan asalaamaaleykum. waaleykum salaam Mame Mbaye Ndiaye. naka yi tey. alhamdulilah yu tey yéex weekend bi. waaw weekend moom ça s'est bien passé. Jaraaf bu Dakar da nee nañu ñu leen may tuuti rek ñu fay li nga xam ne mooy caution bu Lamine Diack la ko téye ca Paris. waaw en tout cas daal ñoom seen bébét mooy fii ak fukki fan ak juróom moom bëgg nañ Lamine Diack dellu si waat fii ci réew mi caution bi nag toll na ci 327 millions ba tax na ñoom dirigeants yi lu ñu bëgg rek mooy benn nag ci pàccu kër Jaraaf ñoom ñu ne sax suñ ko mënee jaay ngir nag Lamine Diack ñu bis waat nu mu gën a gaawee ci réew mi muy nag décision boo xam ne kii di Insa Tony moom mi la nag moo nekk président collectif bu nag ñuy sàkku ngir nag Lamine Diack dellu si waat fii ci réew mi rafetlu na ko loolu ñu teewlu ko ak Younoussa Baldé. boobu ba léegi ñi ngi nekkoon ci procès bi wax dëgg yàlla di ko jàppale en tant que référence bu ñu yégee nii li Jaraaf def tamit dañ koy rafetlu wax dëgg yàlla initiative bu rafet la di ci woo tamit sénégalais yëpp maanaam ñu jug jàpp ci parce que Lamine Diack soxla na maanaam ndimbalu Sénégal te boobu ba léegi ñu durant procès bi li mu duré yëpp ñun dañu gis ni maanaam xaw na manqué soutien ndaxte bu amoon taxawaay bu dëgg xëy na procès bi du demee ni mu demee di ci woo daal sénégalais yëpp ñu jug jàppale ko ndaxte doomu réew mi la avant tout. ñu àddu jëm leen ci wàllum Scrabble championnat d'Afrique bi ci weer bi ñu dëgmal la mai fii ci diwaanu Dakar. waaw fii ci diwaanu Dakar kon nag ñoo fas yéene daal loolu jëm ci juróomeelu championnat d'Afrique Scrabble ñu fas yéene ko amal ni ki fukki fan ak benn jàpp ñaar fukki fan ak ñett ci weeru mai mën na nekk nag compétition bu am solo bu ñu sukkandiku ci Rokhaya Dieng moom bi nga xam ne moo nekk membre ci fédération sénégalaise bu Scrabble ni ki noonu nekk tamit présidente commission ngir nag boobule compétition ñu teewlu ko ak Sadio Abibouka ak Mohamed Diaw. défi boo xam ne dañ ko war a relever la c'est la première fois au Sénégal et c'est quelque chose de très important organisation bi dafa war a jaar yoon. Sénégal comme ni ñu ko xamee on a de grands champions bari nañ fi ñoo xam ne ay kàngam lañ ci discipline boobu am nañ fi champion du monde de Scrabble am nañ fi ay champion d'Afrique de Scrabble et cetera yàgg nañ fi indi ay médailles et tout ak ay trophées mais. promotion bi Scrabble war a am dëgg ci dëkk bi amu ko moo tax ñu bëgg di organiser ay événements pour que les plus jeunes di mën a adhérer ci discipline bi gën ci am passion ndax ñu mën a former de futurs champions parce que c'est un jeu vraiment très intéressant ça permet aujourd'hui tey aux enfants ñu yokk seen connaissance ci langue française à l'écrit comme à
sa Europe am na ci 12 clubs yu mag yu nga xam ne nii la ñu bëgg a taxawal moo di ab Super League. waaw ab Super League nag la ñu bëgg a taxawal ngir concurrencer lépp lu jëm ci wàllum nag Ligue européenne des champions waaye teewul nag UEFA moom mi nag indi na ay menaces jëmale ko ci yooyu le club yu ci mel ni AS Milan Arsenal Atlético bu Madrid Chelsea FC Barcelone Inter bu Milan Juventus bu Turin Liverpool Manchester City ak Manchester United ñi ko noonu Real bu Madrid ak Tottenham daanaka yooyu le club sax boo koy xayma ñoom ñi la nag jot nañu jël 40 coupe kon Ligue des champions kon gannaaw yooyu la menace teewul tamit mu mel ne li ni mel nag antu na ni ki démb ci dimanche gi kii nag di Florentino Pérez nekk président bu Real Madrid moom nag la ñu fas yéene tabb ngir mu nekk président boobule Super League moom la muy xam ne daal mbébétu nag boobule Super League du leen loolu gën a dekkaliwaat football foofu ca Europe en tout cas lu ci mënti am daal UEFA xam ne daal bépp club nag bi nga xam ne bokk na ci compétition yi nga xam ne nag boobule Super League moo koy amle ni ko noonu tamit ay joueurs ñoom ñi la dañ leen fas yéene suspendre xam naa dinañ ci dikkaat rek nu mu gën a yaatoo kon Mambay lii moo fi gënoon fës jëm ci xibaaru tàggat yaram. rendez-vous bi 12h la. 12h Birahim Diadji Touré 13h. El Hadji Mouhamadou Mansour Diop. pàcc bu mujj bi soxal bi la jotaay xibaar yi yéen kay xëy fësal lay doon ak El Hadji Ahmed Aïdara. Sendwave seen application yónnee ak jot xaalis bu jóge bitim réew ñëw fii ci Sénégal te doo fay dara moo leen di may seen revue de presse Lalia mbégte kër gi meew mu sell wóor te bëri ferñeent moo leen di may seen revue de presse. Bismillah waaye Macky Sall mi la est-ce que am nañu koy xelal ay conseil moo ma ca jaaxal termine yéene kaa ne en tout cas ñetti téeméer ak juróom fukki milliards waaw yi nga xam ni kon gouvernement bi da koo yëkkati ni la ngir financer jeunes yi ak jigéen ñi waaw commencé na nag di indi kon ay coow de mar di Italie waaw parce que professeur Abdoul Salam Sall mi nekkoon recteur de université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru day waaw nee na président bi financé wul ay projet yu ñuy xalaat daal ay idée projet ci boppam lay financé yaa jum wala maa jum Sall ngaari la dooro ne maa leen wax le professeur yamu ca parce que waa ji Sall nee na gis nga mbir mi dafa am lu ko jiitu laa la wax def ay njàngati ay études yoo xam ne day xool ba xam projet yooyu mën naa nekk waa wala déet waaw kay mbir ma loolee la war a doole professeur Sall ci tribune yéene kaay ne gis nga doomu aadama yi danañu jël bor bi xaalis bi danañu ko jël ba pare te duñ remboursé dara ba dara booloo jeex laa la wax maar day taali dama ne la gis nga réew mi lée dañoo war a sérieux laa la wax l'observateur ne en tout cas ki nga xam ne moom moo jiite DER bi day di Pape Amadou Sarr waaw ñi nga xam ne ñoom ñoo ànd ak président Macky Sall di camp présidentiel ba day ña nga continuer di ko attaqué ba léegi ni leen gis ngeen grand théâtre kon moom lañ ko fa defoon day di ko attaqué waaw léegi nag rako Macky Sall bi ci boppam kon moo attaqué DER bi mar day taali parce que Alioune Sall nee na man day gëmuma a projet woo xam ne dañu koy fi ngir ay ndaw yoo xam ne liggéeyuñu jànguñu mbir ma man daal loolu gëmuma ko cay Pape Amadou Sarr DER ñi ngi koy attaqué rek waaye moom Pape Amadou Sarr DER moomee ci évidence yéene kaay waaw nee na man day jàpp naa ne président Macky Sall mi la kontaan na ci sama liggéey ak liñ may critiqué yëpp su président Macky Sall kontaanul woon sama liggéey kay kon dàq na ma bu yàgg a yàgg yéene kaay gi ne Mamadou Kassé day directeur du SICAP waaw daf ci am a concertation woo xam ne ndaw ya nekk ca Tambacounda gële doon nañ ko def ma ne leen liggéey ba ca boppam kon ndaw ya daal dinañ koy jébbal nag ak Kassé kii di gouverneur u dëkk ba waaye ndaw ya day ca kayit ga nee nañ Dagba Enoba Entiba dañ koo war a ubbi jublu ca ngir xale yi am liggéey waaw Mamadou Kassé ne man day am naa ci njortu gu rafet ca jamono joo xam ne xale yaa ngay wut liggéey day waaw garab yu bon yi di fol médicament yi lée ñu ngi toj réew mi de Sud Quotidien ne gis nga mbir mi ay lëndëm ak yu deful ca boppam kon ñoo ca am mar di Italie waaw parce que nag ñaari kër yoo xam ne kon ci réew mi la ñu ne état bi di ñaari institution publique ñooy jamante baaraamu tuuma ba de ku ci nekk di ko joxoñ sa morom laa la wax naan ko yow la mooy douane gi ak direction de la pharmacie et du médicament mar di Italie la ilaha illallah Yérim Mbagnick Diop mi directeur de pharmacie et du médicament googe ci source a waaw nee na ab l'enquête boo xam ne kon suñuy élément ak waa police ca boppam ñoo ko doon mëne def ko ba teg loxo kon borom garab yu bon yooyee waaye léegi nan ngay defee ab l'enquête boo pare jafe-jafe am ñu bëgg la caacam baaraamu tuuma loolee yenu na maana Yérim Mbagnick Diop mooy waxtu samay kàddu de docteur Waly Coly Diouf ci la Sénégal waaw nee na gis nga njaayum garab yu bon yi lée kuñ ci jàpp dañ laa war a atte comme ni ñuy atte kon rey këtu nit laa la wax dañ koo war a criminaliser mar di Italie la ilaha illallah Abdoulaye Diouf Sarr ministre santé ci Vox Populi waaw nee na képp koo xam ne kon garab yu bon yi ñu jàpp barki dee mboo njaay tax nga ca danañ la topp laa la wax waaw ma jambal jaañ jël xale maam ci la ko tujee yéene kaay ne xanaa xamoo leen ni ñun ñëpp suñ bakkan nañ ci xottu gerte laa la wax nous sommes tous en danger de mort mar di Italie la ilaha illallah ci garab yu bon yi lée ma jambal ne waaw libération yéene kaay ne garab yi nga xam ne kon nañuy tere koo jaay ci Sénégal gi lée dama ne la gars yi nangu nañ de
ko def mar di tali la ilaha illallah docteur Aliou Ba day nee na gis nga produit yi nga xam ne kon nañ ko jàmbaaraamu tuuma waaw samay collègue chinois ci boppam kon ñoo ko fi dugal te yëguma ko ñu commencé ngaay moomee te banqaas yi nekk ci nguur gi ak privé bi ci boppam kon ñoo ñu ko sant la ilaha illallah cey lii 24 heures yéene kaay ne xam nga Sénégal daal mooy dëkkub dóor marto pire aluntin ne gis nga coowal day ko kii waaw waaye yow ñan ñooy doomu aadama yi nga xam ne ñoo liggéey poson bi ñan ñooy usines yi nga xam ne ñoo liggéey poson bi waaye yow ban dëkk ci boppam kon mooy joxe ndigal di autorisation ñu fay liggéey poson bi lee te la ca gën a doy waar mooy doo gis mukk ay démission laa la wax ministre bu démissionné ci ay tojange wala ay daan yu dal ci kaw fonctionnaire wala ay doomu aadama yu nekk ci nguur gi lay taxaw baalu carrément baalu amul te jamono joojee nga xam ne na garab yu bon yaa ngi toj réew mi day exclusive yéene kaay nee na ñoom waa Benno Bokk Yaakaar day ña nga ca politique ba de génnaat nañ de ña ngay waaj local ya de critique yéene kaay ne ñi ànd ak président Macky Sall kay waaw ña ngay waajale élection locale yaa xeex ba laa la wax termine yéene kaay ne dëgg la Abdoulaye Diouf Sarr Zahra Iyane Thiam ak ña ñu àndal waaw ñoom daal la ñu bëgg mooy gagné Ndakaaru Njaajal Joob fépp nag laa la wax na leen neex Le Quotidien yéene kaay ne waaye gis nga Benno Bokk Yaakaar googee ci Ndakaaru Njaajal Joob waaw xeex bi diggante Abdoulaye Diouf Sarr ak Amadou Ba day commencé waat na de xeex ba commencé waat na de waaw parce que séminaire bi nga xam ne Abdoulaye Diouf Sarr moo ko amal ci samedi ji ñu génn day na mu jeexee neexul de parce que daf ci am ay ndaw jegeñaale Amadou Ba yoo xam ni kon dañoo taxaw ni lii du fi amee laa la wax parce que nag jàpp nañ ne gis nga ndaje moomee tapale la li ñu bëgg daal mooy samp Abdoulaye Diouf Sarr file def ko borom Ndakaaru Njaajal Joob le patron de Dakar way Samba laaste gis nga xeexoo élection locale yooyu ci Ndakaaru Njaajal Joob waaw waa Benno Bokk Yaakaar day ña ngay armé wu de waaye problème bi day mooy kan moo leen di jiite problème mu leadership lañ am laa la wax waaw waaye xoolal ma ndaje ma Amadou Ba Ndeye Saly Diop Maïmouna Sissoko Moussa Sy nekkuñu fa woon looloo ma jaaxal yéene kaay ma jamal jàngi ne waaye xoolal ci diwaanu Mbour gële diggante Sophie Gladima ak Omar Youm waaw ña ngay xeex tam de kan mooy jiite Mbour L'Observateur ne waaye diggante Aminata Touré mi ak Macky Sall waaw Aminata Touré de ba mu demee ba léegi ni lée laalewul ak Macky Sall waxul ak Macky amul ko Macky yónni ca moom it amul ko mu yónni ca Macky dara te Aminata Touré day am na lu muy waajal de waaye élection locale yooyee kañ la yéene kaay groupe Futurs Médias gi ne ay jege ñaale président Macky Sall day waaw nee nañ élection locale yi mën nañ koo jàpp ñaar fukki fan ak ñett wala fanweeri fan ci weeru janvier 2022 xam nga lan moo tax ba nguur gi ci boppam kon di daw élection yi décembre 2021 waaw parce que ñi ànd ak Macky Sall day jàpp nañ ne gis nga jamonoy feet mais kenn mënu ci campagne électorale yow tabaski bi ay booru le 20 juillet la ginnaaw gi tam xarit dana dikk màggal dana dikk gàmm gi dana dikk ak feetu fin d'année 31 décembre yooyu dafa jar a bàyyi xel laa la wax te opposition bi loolu la mënul dégg Matar Thiou Ndeye président yëmbal ca kanam ci évidence yéeni kaay waaw nee na opposition bi ci boppam ñoo ragal a dem ci élection locale yi laa la wax Benoît Sambou day ci Vox Populi waaw nee na gis nga opposition bi yam doon def ñoo ko def ay nañ leen audité waat fichier bi évaluation processus électoral bi ñeng patiti patata looloo def opposition bi tey Benoît Sambou ne Karim Wade Khalifa Sall day ñu ngi leen di ñaanal yàlla ñu daal di jotaat nag seeni droit civil yëpp Le Quotidien yéene kaay ne contrôle le mouvement étudiant yi day xeexu amical yooyee waaw mais enjeu bi xaalis baa nga ca ak politique ba ci banqaasu université exclusive yéene kaay ne ginnaaw nag bañ leen lankalee kon ni cay Adji Sarr waaw ñu daal di koy dem nag tuddee balin kumbaay balin ca Walfadjri waroon jaar de waaye yat wa génn na parce que waa CNRA xamal nañ leen ne leen film boobee du fi jaar ci benn télé mar di tali waaw cay Adji Sarr bàjjo bi dossier yi bari na Sud Quotidien ne gis nga tiroiru procureur mele procureur boo xëccee tiroiram yi waaw dossier yi nga xam ne organe de contrôle yu état bi dañ leen a jamkat abaaraamu tuuma waaw dossier yëpp a ngay dee foofee ca bureau procureur laa la wax Sénégal nag li leen gën a jaaxal mooy dossier pétrole bi nga xam ne jaaree na fa rek nax saay mais ak luñ ci teg conc di sañee ñëw dossier pétrole bi conc ba dana juk parce que suul gaz du ko tere xeeñ te troisième mandat dañ ko fi tere rek boo paree ma ne la alaaji tëjal Sendwave seen application yónnee ak jot xaalis bu jóge bitim réew ñëw fii ci Sénégal te doo fay dara moo leen doon may seen revue de presse Lalia meew mi gën si meew yi moo leen doon may seen revue de presse. ay jaajëf El Hadj Ahmed Aïdara jaajëfal leen bu baax ci teelu bi la jotaay xibaar fii lanu ka àndar keppe laata ñu koy yëkkati nag faw ñu wàccu si tali bi saytu dem mbeex dikk bi ñëwaat ànd ci Yacine Seye. Voici Trafic News. Papa Alé Cissé di la nuyuwaat di la laaj fan nga toll ci trafic bi. Voilà, merci beaucoup Yacine di wax ne rek quelques lenteurs sont à signaler pour ce qui s'est passé au niveau de l'école Mariama Niass foofule woto yi nga xam ne
ñoo bay ko du côté Patte d'Oie Cambérène ak tamit sortie péage bi ñoom ñëpp ñoo fay transité ba tax na ça circule au ralenti wante nag bu ngeen dépassé école Mariama Niass man ngeen woowee seen circulation tranquille pour ñi nga xam ne ñoo bëgg dem du côté de Colobane wala sax centre ville doore ko nag pont bu ànd foofu la moom amul benn complication ça circule tranquille bu dee nag rond point sortie de Maris foofu la aussi xaar leen fa des lenteurs tout autour du rond point surtout nag ñi nga xam ne ñoo bay ko du côté Mboulangerie Kappa doore ko nag parc an service technique foofu la ça circule au ralenti laata rek ngeen dépassé rond point bi wante nag bu ngeen ko dépassé aussi mën ngeen fi jaaxee sax daal di wutiri directement la cité des eaux foofu la aussi xaar leen fa des lenteurs Yacine Seck. C'était Trafic News. Merci beaucoup Papa Alé Cissé joxante dig daje ak ñoom El Hadji Ahmed Aidara sur 89.7 Zik FM ak waa Tës xam leen ni it programme bi day wéyandi sur les